Mesdames, Messieurs, bonsoir ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax di rafetlu seen ànd ak télévision Futurs Médias soir d'info nu ñu koy defee saa su nekk bu heure bi jotee ci télévision bi ci deuxième partie bi nag bu gannaaw xibaaru 20h yi dinañu dalal kii di Moustapha Tall moom mooy président mouvement bi dajale importateurs ak commerçants yi nga xamante ni ñoom ñoo fiy andi lu ñam yi ñuy lekk mu di denrée de première nécessité li waral ñu invité ko tey moo di ne dañoo njort ne yokkute dina am ci yenn prix yi te li ko waral mooy feebar bi di mbas mi am na sax benn bataaxal boo xamante ni génne nañ ko ci di xool rek nan la ñuy def ba loolee ñu fànq ko laata mu yegsi ci consommateur yu Sénégal léegi nag ci première partie bi ñu dalal professeur Djibi Diakhaté di sociologue dootul ko ñuy présenté professeur nu ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay bu baax Barthélémy di nuyu ñëpp ñuy liggéey TFM ak téléspectateurs yeeg di nuyu waa Sénégal gi yëpp. voilà merci tey nag dañuy njëkk càmbar discours xalif général des Tidianes di Serigne Babacar Sy Mansour gis que def na benn discours démb benn déclaration ci tamxarit bi ñu doon amal wax na ay ponk yu bari yu wute mais globalement dans la forme et dans le fond ban lecture nga am ci discours boobu. waaw jërëjëf ñi ngi ñaan yàlla def jàmm ci réew mi mu def ko ci réewu jullit yëpp mu def ko ci àdduna bi di ñaanal xalifa yi nga xam ni ñoo fi nekk yàlla may leen wér may leen fan bu gudd may leen kattan bu ñu yeggalee mission bi nga xam ni moom la ñu yore ñaanal ko tamit suñu kilifa àdduna yi. amiin mu mel ni nag sëñ Babacar Sy Mansour li ñuy ñaan rek pour moom mooy yàlla bàyyi ko fi lu yàgg a yàgg yàlla bàyyi def ko wér yàlla kattanal ko mu continuer mission bi mu nekk xam nga. boo dee xool xalif yi nga xam ni succédé wu nañu depuis quelques jamono foofu ci Tivaouane li ngay gis mooy constance ci fi ñuy teg seen tànk maanaam fu ñuy teg seen tànk boobu ba léegi benn la mosuñu koy jógee moo tax sëñ bi muy jeexal bu fekk lu seetlu leen ko bu baax dafa ni man de sax bu leen ma jàppee sëriñ man taalibe Seydi Hadji Malick Sy rek la donc loolu moom mooy wane ni sëñ Seydi Hadji Malick Sy fi mu tegoon tànkam te Seydi Hadji Malick Sy fi mu tegoon tànkam du feneen fu dul li yàlla santaane ak li yonent santaane donc foofu la teg tànkam bu ko defee kon boo ko dee xool discours bi loolu moom moo ciy feeñ man li ma ci jàpp moom mooy leçon leçon magistrale boo xam ni leçon de vie bu sëriñ bi joxe boo xam ni au moins am na ñaari parti benn parti boo xam ni wane na jafe-jafe yi nga xam ni moom la ñu am beneen parti bi indi na ay saafara yoon yoo xam ne buñ ci jaaree dinañu saafara yoon boobu kon je crois que dafa nekk wax joo xam ne bu am solo la léegi kay li ci des mooy ndax dinañ ko dégg ni ñu ko war a déggee yàlla may ñu dégg ko ba pare yàlla may ñu topp. effectivement loolu beneen aspect la parce que ñoom yàgg nañuy waxte le plus souvent wala boog de façon générale sax ay messages yu bari ñooy nekk ci seen i discours ñoom kilifa diine yi d'abord tàmbalee ko ci mbas mi moom wax na ci lu bari sax daal di incité waat nit ñi à ce que ñu dem ñàkku ji nee na malédiction divine la bu yeeg mais il faut que nit ñi dem ñàkku ji aussi loolu muy ponk bu am solo surtout ci jamono fi feebar bi toll ci jamono ji. waaw xam nga méthodologie sëriñ bi mu tàmbalee dafa nuyu kilifa yi nekk ci réew mi yëpp mu nekk nuyoo boo xam ne nuyu bu sell la nuyu bu ànd ak yiw la nuyu bu ànd ak yërmande la nuyu kilifa yëpp ginnaaw bi mu leen nuyoo ba pare mu làmb jafe-jafe yi nga xam ne moom moo am ci réew mi ci jafe-jafe yooyu nag mu dugal ci mbas mi te boo xool mbas mi la mujjee parce que bi muy mujjee mbas mi dafa tey joxe solution yi nga xam ne moom la ñu war a am boo dégloo bu baax sëñ bi nee na bu jamono tollee fii ñi nga xam ni yàlla dafa def ci ñoom xam-xam ñuy faj ñoom la ñuy déglu te ci ñoom la ñuy jublu waaye nag kii wéral yàlla la loolu dafa am solo donc nañu dem ñàkku ji li ci des nag ñu wàkkirlu ci yàlla mais wàkkirlu ci yàlla boobu tamit dafa laaj mooy benn solution bi ñu delluwaat ci diine jël lépp delloo ko suñu borom maanaam li nga xam ni mag ñi moom la ñu tabaxoon démb ak bërki démb lépp nekk farata ak sunna lekk lépp rafetal suñu diggante lekk lépp nekk yiw ba ñu dem jëmi jamono am lu ci xaw a xajam nañu dindi li nga xam ni moom moo xajam dellu ci ay ngëneel dellu ci ay lu baax alors bu ñu ko defee benn nañu déglu ñi nga xam ni seen xam-xam dafa màcc ci mbirum feebar mooy médecin yi parce que wax na ko sax réseaux sociaux yi dañuy def désinformation fake news dafa bëri waaw dañuy wax nit ñi boo ñàkkoo lii dina am boo ñàkkoo lële dina la dal boo ñàkkoo et cetera il faut que nit ñi tamit dellu seen xel ci loolu c'est-à-dire que quelqu'un comme professeur Seydi quelqu'un comme professeur Ndiaye quelqu'un comme docteur Bousso mënuñu la wax ne te seen xam-xam màcc ci loolu demal ñàkku ji nga ni man defuma ko parce que wóorut réseau social bi nga xam ne xamuñu te ñoom ñi koy wax sax di ay spécialistes xam ci lu bari ñàkku nañu ba pare ñëpp gis ko alors wax la loolu yow nga ne man duma ko def parce que damaa gis réseau social bi mu ni ma baaxul
lii rek laa bëgg a wax muy ñaari mbir bu njëkk mooy mbas yi mës a am ci àdduna bi yëpp boobu ba léegi ñàkk moom moo leen fi jëlee. mais mbas yi mës a am ci àdduna bi boobu ba léegi saa yu ñàkku ñëwee. attitude bi la ñu am maanaam nit ñi dañuy xaw a sori ñàkk bi. dina am ñu réticent kilifa yi nag parce que gis nañ ko ci taarix Seydi Hadji Malick Sy dem na ñàkku ji taalibe yi mujj cee ànd daal di ñàkku ji. je crois que sëñ bi dafa delloo buum ca mboy boy ba rek lim ñu fàttali ni moom taalibe Seydi Hadji Malick Sy la. lim ñu fàttali mooy jullit la moom lim ñu fàttali mooy dañu war a tënk suñu bopp. ci diine dañu war a tënk suñu bopp ci sunna. donc feebar bi am na ñàkk bi mi ngi fi. na nit ñi góorgóorlu ñëpp dem ñàkku te bàyyi bañ a topp fake news yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci réseaux sociaux yi. di wax naan ñàkk bi baaxul wala ñenn ñi nga xam ne dañuy chercher di yàq xelu nit ñi. mais vraiment nit ñi nañu dem ñàkku ji bu ko defee li docteur yi wax. bu ñu ñàkkoo ba yegg Sénégal de boo seetloo sax dafa mel ni ñu ngi ci dynamique boobu boo xoolee ni ñu envahir point de vaccination yi. alhamdulilah parce que boo ko dee xool effectivement. nit ñi ngi seen xel mi ngi ubbeeku te malheureusement nag li ñu mën a wax moom mooy jamono bi nga xam ne bañ koy def mooy jamono bi ñu jaaxee. bi ñu gisee ni dee ji bari na wane nañu yenn cimetière yi daa ragal dee. boo xoolee réseaux sociaux yi ñu doon dem di fréquenter ñi tàgge bi bari fa lool boo demee Facebook ku nekk mi ngi tàgge ñu ne xaaral kat lii wóorut nañu daw ñàkku ci léegi nag bi ñu demee ñu envahir moo tax ñuy créer ay vaccinodrome yu mel ni stade yeeg yenn espace yi ñu créer ko léegi nag li ñuy ñaan autorités yi mooy tamit ñu góorgóorlu ba vaccin bi disponible waaw ba nga xam ne nit ñi nga xam ne ñàkk woon nañu seen première dose parce que bëri na ñoo xam ne ñàkk woon nañu lu mel ni AstraZeneca première dose deuxième dose bi xaw a yéex parce que li mujj ñëw ay 104 000 doses la te ñu wax ni soxla nañu piqûre 9 millions de Sénégalais pour le moment amaguñu sax 1 million 500 000 donc loolu aussi il faut que y a problème faut autorité yi jéem a baral waaw même bu fekkee ne d'accord nañu ni ñàkk bi léegi dafa xaw a jafe ci àdduna bi effectivement mais dafa au-delà gannaaw Tivaouane même Touba xalif bi ci discours yi nga xamante ni mu ngi def na ko également mu ngi sàkku ci askan wi ñu respecter gestes barrières te dem ñàkku ji cet engagement là de nos religieux même ci côté chrétien yi cet engagement de nos religieux ban jàngat nga ci mën a def. waaw kilifa yi taxawaay boobu ñu taxaw mooy taxawaay bi wane ñi ay kilifa lañu. maanaam kilifa bu fekkee da ngaa yilif njaboot. adduna di dox ba njaboot ji am ay jafe-jafe. adduna bi yëpp am ay jafe-jafe yow nag sa taxawaay kilifa. bokk na ci gindi penc mi. bokk na ci gindi askan wi bokk na ci dalal xelu askan wi parce que nag mbas bi mi ngi fi. xalif yëpp daanaka ñëpp woote nañu ci nit ñi respecté li nga xam ne moom la waa kër docteur digle. ku nekk gi fàttaliku ni sëñ Mountakha moom it yàlla na fi yàgg te wér bi mbas bi ñëwee yëkkati na 200 millions francs CFA jox ko nguur gi. ni sama wàll ci xeex ak mbas bi. te loolu bokkul ak li mu jël ci ak ndimbal jox ko njaboot yi nga xam ne ñoo nekk Touba ak njaboot ñi Sénégal yëpp. yi nga xam ne am nañu ay jafe-jafe te mbas mi indi ko. foo ko gis mi ngi takk maskam mi ngi sàmmonteeg digle yi nga xam ni moom la waa kër docteur joxe donc loolu. moom mooy wane nit ñi tamit taxawaay bi la ñu war a am mais xam nga beneen aspect bi ci am importance aussi mooy. que ginnaaw mbas bi dafa am feebar boo xam ni sonal na nit ñi trop muy stress. parce que nag situation yu mel nii dafay indi jeexi jaaxa ci bopp nit ñi. boo ko dee xool Europe la fa am ci ay xaru kenn mun laa wax ñaata la ndax stress boobu tamit dafay ñëw ci ñun ñi dañuy jaaxare léegi sëriñ bi nii mu waxee. dafa delloosiwaat nit ñi dafa dalal nit ñi. kooku nag moo tax ma ni taxawaay bu am solo la. parce que taxawaay la boo xam ni dafay delloosiwaat nit ñi ci yàlla parce que yàlla moom bu ñu ko jëlee rek delloosuñu lépp ci moom stress dootuñu ko amati. loolu nag lu am solo la moo tax ci fin wu discours bi mu jaaj ñu ñëpp ñu dellu ci diine. même suñu barabu liggéeyukaay yi boo ko dee xool nee na barabu liggéeyukaay boo ko tabaxee da ngay commencer dox benn tànk. ba beneen tànk bi ñëw loolu yëpp daf ñuy dellu ci ni dañoo war a muñ parce que yàlla mi ngi ànd ak ñi nga xam ne ñooy muñ. donc bu ko defee kon sëriñ bi moom dëgg moom discours bi mu def am na solo lool ci non seulement wax nit ñi nañu dem pikiiru ji. nañu sàmmonteeg li nga xam ne moom la waa kër docteur waxe mais tamit nag nañu jël delloowaat suñu bopp ci diine parce que loolu mooy suñu gëm-gëm ak suñu pas-pas yi nga xam ne moom la ñu war a tënk suñu bopp pour que yenn jafe-jafe yi ñu moytu. muy lu am solo leneen nit lu mu wax muy assemblée nationale junj na ko 13e législature bi te dafa ñaawlu comportement député yu 13e législature bi parce que dafa gis ne bari na ay xaxarante ay waxante lu ñaaw fitna ba ci sax dóorante ci biir assemblée bi ñu ne à l'arrivée mu ne seen mission la leen yóbbu assemblée nationale te ay nit a leen fal ñu dem mission boobu doxuñu ko. waaw xam nga sànq dama ni la sëriñ bi leçon la dafa nekk benn leçon magistrale bu mu indi taxawaayu imam maanaam ki nga xam ni
dafay xam li nekk ci pénc mi jafe-jafe yu nekk ci pénc mi mais nag di waxtaan ak pénc mi pour que jafe-jafe yooyu ñu xool saafara yi nga xam ni moo gën pour ñu génn ci. ku nekk xam na ni assemblée nationale jamono yee ñu génn bëri woon na ay xëccoo bëri woon na ay xiiroo bëri woon na ay ŋaayoo ay saagawante ay dóorante ay gaañante gone yi di ko gis. te gone yi dañoo soxla ay royuwaay. bu ko defee kon ñooñu nga xam ne ay ndaw lañu yu pénc mi yëpp yabal foofu. pour ñu yore kàddu pénc mi. sëñ bi gën koo leeral kon dafa baax ñoom it ñu fàttaliku ne am na mission bu ñu leen jox te am na nu ñu ko war a doxale donc moom nga xam ne moom mooy ndaw réew mi foofu ci kii bi. liggéeyam mooy liggéey ci loi charte yi nga xam ne moom mooy doxal réew mi. mais liggéeyam tamit mooy nemmeeku gouvernement bi li muy doxal ndax li muy doxal nekk na loo xam ni réew mi njaboot ji ñu ngi ciy gis seen bopp. alors sëñ bi loolu leer na ci moom mu leeralal ko askan wi yëpp leeralal ko ñi nga xam ni ñooy nekk ci assemblée nationale ñoom tamit seen taxawaay ñu xoolaat ko. donc ñu xoolaat ne bu ñu fa demee ci dal ci teey. na nekk débat d'idées. ci yiw ñu wax débat d'idées loo xam ni dafay réew mi dafay jëmale réew mi kanam ñëpp mën nañoo bañ a ànd waaye ñàkk ànd bi mu nekk loo xam ni dafay taaru rek gis nga Amadou Hampâté Bâ dafa bind ni lii taaral tapis mooy couleurs yi wuute ya ca ne. ce qui fait la beauté d'un tapis c'est la variété de ses couleurs. donc couleurs yi wuute yi nekk ca tapis du ñaawal tapis day tax mu taaru. donc bu fekkee ne ña fa nekk bokkuñu ñoom ñëpp fi ñu féete mais war nañu mën a wane ni bokkuñu ànduñu ci lii lépp nga teg ko ci dal lépp nga teg ko ci yiw mais lépp tamit ñu teg ko ci respect charte yi. parce que sëñ bi insisté na trop ci notion de respect. gis nga doomu aadama dañ koy jox cër. yàlla moom moo ko bind. amul dafa amul dafa ñàkk amul dafa juddoo fii wala dafa màggee fii amul lii lay liggéey li dañ ko war a jox cër ndax doomu aadama la mbindeefu suñu borom la dañ ko war a jox cër sëñ bi ñëwaat na ci loolu te je crois que bu ñu ko fàttalikoo bu baax a baax rek ñun ñu joxante cër. jàmm rek la ñuy am. d'accord ñu ci bëri ci ñi koy def ci député yi nee nañu sax buzz la ñuy wut buzz boobu ñu bëri dem ne xam nga assemblée nationale c'est à la limite le reflet de la société sunu société bi lu ne lañ fiy gis léegi. fitna waxante lu ñaaw yàq deru jàmbur def ay déballage façon violence bu nekk faat bakkan ak yooyu est-ce que société bi ci boppam waruñu ko repenser. dañ ko war a xoolaat bu baax a baax gis nga bu yàgg la Ousmane Sembène bindoon ci le mandat. que réewum Sénégal léegi dafa mel ni li bon la ñu bëgg a jël def ko bu baax. ci le mandat te ba le mandat ba mu koy bind yàgg na. bu ko defee kon nga boo xoolee société bi ni muy doxee rek di nga gis ni wax ju ñaaw ji mi ngi bari. di nga gis ni yéenante lu bon li mi ngi bari di nga gis ni. sosal nit pour yàq der sosal nit yàq der xeex nit koo xam ni defu la dara koo xam ni xëy na sax ci lu baax rek lay yëngatu. nga bëgg ni kooku naa ko yàqal parce que li muy def dafa baax te mën na maa gêner donc naa fexe ba loolu ba deram yàqu. alors yàqante bi nekk na loo xam ni doy na waar lool ci suñu réew mi ngi bëgg a ëpp dayoo léegi nag ñaari affaire ñëw yokk ko. parce que bu fekkee da ngay def lu bon ba pare tëju ci sa néeg sax mën nañoo wax waaye boo defee lu bon nag fësal ko boobu ñëpp jot ci loolu nag il faut ñu xool ñi nga xam ne ñoo koy fësal. ba ñëpp jot ci te sëriñ bi wax na ci réseaux sociaux yi wax na ci médias yi. alors yenn saa nga gis médias yoo xam ni nit ña fay nekk la ñuy wax ñeneen ñi. du nekk lu rafet te loolu média bi sax war na koo bañ que fii du ma fi taxaw kenn di wax nit lu ñaaw. mën nga wax nag sa point de vue surtout que ngay waxal toogul ci. toogu fa mën nga wax sa point de vue nu mu gën a rafetee nu mu gën a jube. nga wane ni diw d'accord ak moom. yàlla xam na ni man samay étudiant dama leen di wax ni bu nit waxee te yow d'accord ak moom bu ko wax sax je ne suis pas d'accord. waxal sa point de vue rek dinañu xam ni d'accord. je ne suis pas d'accord soxlawul nga koy wax. yenn saa ngay seetaan kuy wax kee yeggalegul sax nga ni ko non je ne suis pas d'accord. loolu àndul ak yiw. nit ki bàyyi ko ba mu wax li muy wax nga ni ko sëñ bi de man dafa mel ni dama amoon beneen gis-gis. mën nga ko wax ci ni mu jekkee ni mu gën a sellee li ngay wax yegg mais boo xoolee médias yi ak réseaux sociaux yi nekk nañu ay support yoo xam ni dañoo am lu mu fésal ci ñun. man dama yàgg wax ni réseau social daanaka mook médicament rek ñoo yem. tout dépend ci ni nga koy utiliser. li muy wane mooy ñu ci bëri ñi ngi nekk ci réseaux sociaux yi xamuñu ni ñu koy jumtuwaay la boo xam ne xamuñu ni ñu koy jëfandikoo. bu ko defee mu indil la musiba bi ci des moom mooy tamit jumtuwaay la boo xam ne day wane tolluwaayu doomu aadama bi donc nit ki na mu mel rek. am na koo xam ni ak lu àdduna wëlbatiku am na ki nga xam ni du mës a waxoo ju ñaaw. am na ki nga xam ni mës a jëf-jëf ju ñaaw. jomb na ko parce que dafa am lu ñu def ci moom. loolu nag la ñu sëñ bi fàttali démb. lii sëñ Abdou Aziz Sy Al Maktoum doon wax ne lu ñu terewul te jekkadi. am na li nga xam ni kenn terewu ko mais rafetul mu ni loolu sax bu ko def.
loo xam ni kenn terewu ko waaye jekkul mu ni loolu sax bu ko def bu ko wax bu ko xalaat loolu nag moom mooy indi jomb am na ñoo xam ni waajal nañ leen façon waaj boo xam ni lenn li jomb nañ ko. mais li ñuy gis léegi est-ce que du un peu échec u éducation de base. mais absolument c'est-à-dire échec u parents yi aussi nga xam ne yenn saa yar gi war ci doom yi. absolument loolu la sëñ bi wax démb moo tax ma ni la encore une fois leçon la li sëriñ bi indi moom mooy nañu delluwaat ci yar maanaam dañu dem ba fàtte yi suñu yoon dëgg nag topp yoon boo xam ni buñ ci duggee ci guuta la ñu jëm. Cheikh Tidiane Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yàlla na yàlla yokk leeram nee na tumranke ma ngay tàmbalee ba nga xeebee sa bopp tumranke ma ngay tàmbalee ba nga xeebee sa bopp ndeke kon tumranke nekkul nga dem dëkk boo xam ni xamoo fa tumranke nekkul yoroo dara ci sa poos ba pare bari soxla tumranke mooy nga dem ba réere sa bopp nga dem ba xeeb sa bopp alors bu ko defee kon dañu war a dellu xam suñu bopp xam fu ñu jógee xam ku ñu doon sëñ bi nee na réewum Sénégal yàlla moo ko téyeel boppam loolu je crois que bu waxu sëñ bu rëy la boo xam ni war nañ ko gën a càmbaraat delluwaat ci suñu kër yi yaraat suñuy ñoñ ci li nga xam ni moom mooy suñu ay gëm-gëm ak suñu ay pas-pas ak suñu ay aada ak cosaan foofu nag dañ ci am ay jafe-jafe boo ko dee xool sëñ Moussa Ka dafay bind ci xarnu bi ni léegi kër yi dañoo wéetaayu kër gi mooy ña naroon nekk ci kër ga di gunge gone yi gunge leen mooy def ci ñoom yenn jikko yenn xam-xam yi ñooñu nekkatuñ fa nee naa ab pénc boo déggee ñu naan bàjjanu gox c'est que bàjjanu kër nekkatu fa kër gee wéet ña fa waroon nekk gunge gone yi nekkatuñ fa bu ko defee nag léegi ñeent ñi daje ci penc mi te ñeent yi bu ñu dajee ci penc musiba am ku njëkk mooy borom xam-xam bu maanduwul ki ci topp mooy borom alal bu kàccoor ki ci topp mooy mag bu taay ki mujj mooy xale bu ñàkk kilifa loolu nag moom moo am ci penc bi. loolu moom bu ñu toogee ci penc bi musiba lay doon. waaw loolu nag bu amee ci penc musiba lay doon te li nga xam ni mooy saafara bi du leneen lu dul lu sëriñ bi joxe comme saafara mooy ñu dellu ci kër gi yar suñuy ñooñ ci diine. mais est-ce que dina yomb ci contexte bi nga xamante ne waajur yi ñoom bu ñu xëyee ku ci nekk yaa ngi daw loo wuti loo jox sa njaboot. waaw ay njaboot gi ci gannaaw. waaw c'est vrai que dañu toll foo xam ne am rek ci ginnaawam la ñuy daw. mais bu ñu fàtte tamit ni yar dafa nekk loo xam ni dafa am solo parce que doomu aadama dafa nekkul am rek doomu aadama dafa nekk dafa nekkul yaram kese. dafa nekk tamit ruu dafa nekk ruu boo xam ni dañ koo war a tàggat. dañ ko war a defar comme ni ko sëñ Abdou Aziz Sy Dabakh doon waxee ab ruu dañ koy defar. alors ni ñuy defalee ruu moom mooy nit ki yar bañ ko war a yar la ñu war a def ca moom ñu def ko ba mu mat sëkk Seydi Hadji Malick Sy doomam dafa waroon dem ca France ñu ni ko sëñ bi loolu moom wóorul de te ngaa bàyyi taalibe yi ñu ñëwal seen doom yoon ni mu ni déedéet moom na dem ndax jiitu naa leen ca ñoom. alors jiitu naa leen ci mooy am na lu ma def ci ñoom ba nga xam ne. même bu demee ca ñoom amul dara lu ñu mën a yàqati. loolu dafa nekk lu am solo il faut ñu delluwaat ci yar même suñu école bi xam nga boo seetloo jamono yi ñu génn gis nañu élèves yoo xam ni école bi dafa vacances ñu xotti seen cahier xotti seen blouse mais loolu yëpp daf lay war ni ndax suñu école bi méngoo na ak ñun ni ñu gisee suñu àdduna ndax ni ñuy yaree ci école bi ànd na ak ñun nu ñu gisee suñu àdduna benn exemple rek laa lay jox tey jii néew na sénégalais boo xam ni sawar na ci fay impôt tey jii bëri na sénégalais yoo xam ne dañuy dem joxe ji addiya jeex na daf lay wane ni kon projet impôt ñi ko gëm néew nañu mais projet addiya ñi ko gëm bëri nañu parce que addiya da ngay dem joxe ji ko Tivaouane da ngay dem joxe ji ko Kaolack da ngay dem joxe ji ko Yoff da ngay dem joxe ji ko Cambérène da ngay dem joxe ji ko Touba da ngay dem joxe ji ko Thiénaba da ngay dem joxe ji ko Popenguine addiya boobu mooy wane ni projet boobu gis naa ci sama bopp. par contre impôt ñun la da nga koy fay nga ni projet boobu gisuma ci sama bopp kon war nañu xool bu baax naka la ñuy tëggee ñun suñu société. tenir compte suñuy pas-pas ak suñuy gëm-gëm ba nga xam ni société bi fañ ko bëgg a yeggale day yegg foofu. donc mën nañ sukkandiku ci religion bi yëpp ngir yooyu yëpp ñu lijjanti. religion mënuñu ko néewal ci suñu penc mi parce que mënoo wax ni Sénégal bu ñu nekkee 100 personnes 100 yëpp ay way gëm lañu. ñii dañu nekk ci diine bi ñii nekk ci diine ba ca des. mu nekk nag nekkin bu rafet boo xoolee démb sëñ bi nuyu na jox ko wàccuwaayam Monseigneur Benjamin Ndiaye ba pare nag kalanteeg moom. loolu lu rafet la loolu daf lay wan ne li Amadou Hampâté Bâ doon wax rek ni wuutee couleur day rafetal tapis. alors ci kaw loolu tamit mu indiwaat ñu ci diine pour wane ni suñu solution dëgg-dëgg moom mooy diine c'est-à-dire que nañu éduquer mais nañu éduquer wu ci André Malraux daf ko bindoon bu yàgg nee na le 21e siècle sera religieux ou ne sera pas dañuy dellu ci diine tey jii boo demee ci dëkku tubaab bi dañuy wax management spirituel. maanaam dañu gis ni boo bëggee nit ñi gën a sawar ci liggéey bi
gën a am pas-pas ci liggéey bi xëy na bu ñu ko delluwaatee ci diine di leen di jàjj ci liggéey dañuy gën a dëgëral seen taxawaay. loolu ku ñuy wax Max Weber dafa bind benn livre bu tudd éthique protestante et esprit du capitalisme. pour wane ne boo xoolee même capitalistes yi ñi nga xam ne ñoo commencé woon di gën a liggéey di defar ay industrie di defar capital di defar ay banque dañ koo dellu ci diine protestant. bi nga xam ne daf leen di jàjj ci liggéey boo demee ci la seconde épître aux Thessaloniciens. Saint Paul mi ngi wax ni ku liggéeyul bu mu lekk. que ceux qui ne travaillent pas ne mangent pas non plus. mi ngi koy bind dans la seconde épître. maanaam daal liggéey jaamu yàlla. ñàkk jëriñu comme ni ko Cheikh Ibra Fall di wax. ok d'accord ñu wax ci beneen phénomène boo xamante ni bari na luñ koy seetlu ci société bu Sénégal damay lim exemple Kounkané bi nga xamante ni andi na coow ci réew mi du moom rek bari na ay épiphénomènes yu mel noonu dafa mel ni genre yooyu bu ñëw Sénégal rek nit ñi ñëpp ay màbbandoo riir rek dem à l'arrivée ñu ci bëri soit da leen di décevoir wala yooyu loolu lan moo ko def si mentalité nit ñi. pourquoi parce que y a je pense ndax mot na 20 ans ou pas gis nañu fi mbirum Cheikhou Charifi aussi. ak yeneen i exemple ku wéeruwul fenn bëmax la nga daanu dafay yomb am na ñi nga xam ne pour nga bëmax leen ñu daanu dafay jafe parce que wéeru nañu ba pare. am nañu lu ñu laytaayoo ba pare. loolu mooy waajal bi ma doon wax bi nga xam ni yar la nga xam ni buñ la ci waajalee ba pare amul luy ñëw mën laa fëkk yóbbu ci loo xam ne amul benn njariñ léegi nag bu fekkee wéeruwoo fenn yaruwoo fenn loolu dafay xaw a jafe maanaam jël la yóbbu dugal la ci ay lu ne dafay yomb trop alors bu ko defee kon dafay baax ñu delluwaat yar encore ci kër gi mais ñu delluwaat yar aussi ci école bi ak ci daara yi. ñu dellu fexe ba nit ñi di ànd ak seen sago li tubaab di wax esprit critique. li tubaab di wax pensée critique. nga xam ni lu ñëw di nga ko segg di nga ko seggaat di nga xool lii fu mu jublu. problème bi nag mooy segg boobu. mais loolu mooy suñu problème Sénégalais yi dafa ñu ci bëri ci ñoom dañuy absorbé rek. mais da ngay lire réseau social ñu ni la Barthélemy de def na lii def na waaw mais Barthélemy moom nan la mën a defee lii. mais gëm na ko déjà nit ki da ngay utiliser sa esprit critique. man ren ci IAM dugal naa fa benn module boo xam ne mi ngi tudd pensée critique et technique de raisonnement. te li ko tax a jóg moom mooy xool li may wax les forces de manipulation yi nga xam ne ñoo nekk ci société bi te dañoo bari. dafa bari ay zone de manipulation yu nga xam ni ndaw bi war nañ ci ubbi xelam ba mu xam ni lii bu ko déggee ndeke ne dafa war a def attention bu mu wax ni am na wala amul mais na ko seen tantal loolu nag boo ko dee xool buñ ci waajalul nit ki. jël ko yóbbu dafay yomb mais buñ ci waajalul nit ki tamit mu dégg teel ni damm na comme ni ko wolof di waxee mu dégg mouvance ñëpp jóg topp benn affaire rek moom itamit mu daal di ci rëccu moo ciy tegu voilà rek léegi moom mu topp ci bu demee ba ca cëppaandaw la naan ndeke ne man fii ma jaar nekkul foofu léegi balaa may ñëw fii la am benn association boo xam ne ñi ngi nekk foofu ci Grand Yoff ñëw nit ñi dañoo taxawal benn association autour de Fall Koné Diatta groupe la ñu def ni dañu bëgg a waxtaan ak nit ñi ci biir quartier yi bu ko defee lépp lu nga xam ne dañ koy def ci biir commune bi lañ koy def fi ñu dëkkuwaay ñu xam lu mu doon ku ci nekk mën a ubbi sa xel xam fa nga jublu man leen mais lii mooy li rafet lii mooy li jaadu donc il faut que te encore donc wax naa la kër gi wax naa la école bi wax naa la daara bi mais association yi tamit moo xam association bu mu doon na nekk daayira na nekk parti politique na nekk lu mu ne war na am école boo xam ni ci la ñuy comme ni ñuy def si parti politique l'école du parti l'école du quartier absolument li ñuy tàggatee nit ñi ba nga xam ne nit ñi dinañu mën a def attention parce que réseau social bëri na ci ñoo xam ne dañ ciy dugg pour yàq li ñuy wax dara du ci dëgg bëgg nañoo yàq bëgg nañoo yàqal bëgg nañoo yàq bëgg nañoo yàqal am na ci ñoo xam ne dañuy defar mën nga dem réseau social jëlee fa lu baax mais nag bëri nga dem di réseau moo tax man la dafa am posologie mode d'emploi nga xam ne bu ma fa demee lii laay jël lii soxlawuma ko parce que lii luy yàq la lii luy yàqal la nekk ci réseau social di yàq nit lu ne loolu soxlawuma ko mais ma nekk ci réseau social nga ni ma damaa soxla woon lii bëgg koo jënd kii ma ngi koy jaay wala xam-xam bi ma nga ca bu ma dégloo kii am na lu muy waxtaanee ci mbirum faj ci mbirum docteur bu ma ci jubloo dinaa ci jëli xam-xam waaye ñi ngi yàq diwlin loolu ça ne m'intéresse pas parce que amul benn njariñ li am njariñ mooy liy defar penc te suñu penc bi dañuy soxla defar ko dafa bëri xëccoo xiiroo ŋaayoo soxorante defante lu bon ci suñu penc mi. looloo tax lijjanti ko est-ce que dina miti. dina du ba yokk ci nag légèreté wu ñenn ñi aussi. mais du yomb d'autant plus que yenn saa yi aussi médias yi du ñu yombal liggéey bi. parce que bu fekkee ne da ngay gis nit ku sell nit ku yiw nit ku baax nit ku tabe ñëw joxe wax sëñ bi démb li mu wax loolu média daal di koy jël relayer ko. lu rafet a ngi noonu. nga gis koo xam ne dafa jël saaga nit. wax ju ñaaw ci nit ñu jël loolu relayer ko loolu baaxul. mais problème bi aussi parfois il faut que nga Sénégalais yi li ñuy consommer moom dañ ci war a def interrogation par exemple mën nga invité kilifa
kilifa ku am xam-xam nga teg ak moom di waxtaan def ci ay faits de société nga teg fee par exemple koo xam ne peut-être amalul njëriñ askan wi mais ñi ci ëpp ci kooku la ñuy dem bàyyi fii si borom xam-xam bi. loolu moom mooy yar gi ma la doon wax encore une fois il faut ñu delluwaat ci ginnaaw ci yar am na ki nga xam ni mënoo koo seetaanloo kenn ki am na ki nga xam ni mënoo koo dégluwoo kenn ki. am na kooku dañ koo waajal ba pare. noppam dañ koo waajal ca la mu am la muy déglu bëtam dañ ko waajal ca la mu am lu muy gis waaye am na ki nga xam ne buñ ko waajalul mais dafay xaw a jafe xamul moom sax lu mu war a xool ak lu mu war a dégg. bu ko defee kon na mu gën a ñaawee rek sax xëy na day jàpp ni noonu la gën a rafete comme ni lii ko ma waxee sànq Ousmane Sembène bind ko dañoo dem ci réew moo xam ni dañoo bëgg a jël lu bon ak lu ñaaw jàpp ni moom mooy li jekk. bu ko defee kon boobu dañuy wàcc yoon complètement te dañoo war a delluwaat ci yoon pourquoi loolu am importance boo dee xool tey jii dëkku asiatique yi boo nee leen yéen noo leen def ba ñun ñoo tolloo woon 1960. doole léegi ngeen dem ba jiituñu ni mu gën a gaawe seen tontu bu njëkk mooy ñun dañoo dellu ci suñu lu ñu moom dañoo dellu ci defar ay doomu aadama yu mat yu sotti. dañuy ñoom boo leen di wax dañ naan la Lawsa boo leen di wax dañ naan la Dalai Lama. boo leen di wax dañ naan la Confucius parce que dañoo gëm loolu. waaw mais ñun nag dañoo sori li ñu moom maanaam dañu am basang bu rafet li Joseph Kizerbo bi tudd la natte des autres dañu am basang bu rafet boo xam ne mag ñi dañ koo ràbb bàyyi ko fi. muy basangu kal gàmmu mu nekk lu rafet. kal ak gàmmu. ñu dem ba xale yi léegi réere ko mbir dégg nga benn jamono lu xewoon université. diggante séeréer ak joola. heureusement que ci ginnaaw ki ji séeréer ak joola toog nañu ci benn salle. woo ma ñëw def waxtaan ci la parenté à plaisanterie. ñu ànd ñoom ñëpp joxante loxo daan ni lii dootu fi amati. kon nag dafay baax ñu dellu ci liñ basang bi nga xam ne mag ñi ràbb nañ ko ba mu rafet tegal ñu ko. ñu toog ci basang jooju toog ca place ba gën bu ko deful dañuy dem wutali basangu jàmbur te basangu jàmbur boo ca toogee jàppal ni ci suuf nga toog. lu ci war a doon rôle lu état bi. waaw rôle lu état bi dama jàpp ni question bu am importance nga posé man dama jàpp ni dafa am ay kuréel yoo xam ne dañ leen a joxul doole bañ leen surtout ministère de la culture. culture dafa am solo ci réew. te culture bu ñu jàpp ne way fecc yooyu rek la loolu am na solo. am na solo lool. la culture dans toute sa diversité. mais la culture dans toute sa diversité. boo demee tey jii ci bidik yi nga dem ci manjak yi nga dem ci joolaa yi nga dem ci xaasonxe yi nga dem ci basar yi. nga dem ci wolof yi nga dem ci alpulaar dem ci séeréer di nga fekk ay valeurs yu am solo. yoo xam ni war nañ koo capitaliser fexe xool naka la ñuy def ba suñu xale yi nàmpatal ci valeurs yooyu loolu aussi ministère de la culture taxawaay boobu war na koo taxaw. d'accord professeur ñu ngi lay gërëm bu baax. maa ngi lay gërëm bu baax a baax di la sant di rafetlu encore une fois discours bi nga xam ni moom la Serigne Babacar Sy Mansour def. di ñaan yàlla mu bàyyi ko fi lu yàgg a yàgg ànd ak wér. te mu ñu yàgg gindi surtout ci situation yu complexe yi nga xam ni moom la réew mi nekk moom la àdduna bi nekk. amiin jërëjëf professeur Djibi Diakhaté sociologue moom la ñu doon dalal ci première partie soir d'info mbokk yi ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci kanam xibaar yi ak Faty Dieng.